asalaamaaleykum mbokk yi sant leen gërëm leen ci ànd beeg télévision Futurs Médias benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci ponk yi gën a fës tey mooy bés bi ñu jagleel àdduna wërngal këpp xeex fitna yi ñuy teg soxna yi fii ci Sénégal am na lu ñu lancé muy ñaari semaine daanaka activisme fexe ba ñu gën a doxal loi bi teg ay daan ñi sàkku ay soxna di leen métital ak yu ni mel. benn xale bu toll ci ñaari at moo ñàkk bakkanam ginnaaw benn balcon bu ab immeuble daanoo ca kawam ca Médina la xewee am na yeneen ñaari nit yu ci am ay gaañu gaañu bari na ay njaboot yu dëkkoon ci kër googu te moo ne dañ ko tegoon ne bu fa kenn dugg ndax ni mu màggetee. ay liggéeykat yu centre des œuvres universitaires bu Saint-Louis ba ca UGB ne dinañ toog ñaari fan banque seeni yoxo duñu liggéey li leen naqari mooy yenn ci seeni mbokk yu ay étudiants jël la jël leen 8 dóor leen loolu mu ngi xew barki démb ay transporteur ak chauffeur li ñu bëgg it mooy ñu xoolaat code de la route ndax ne nañ moo waral seeni jafe-jafe yu bëri yu ñuy dund rax ci dool li ñu ne permis poids lourd bi dañ ko war a joxe dooree ko fukki at ak juróom-ñett moo gën ñaar fukk ak juróom wala bokk fanweeri at yiñ ko yóbbu loolee lépp tënk la mbokk yi ne suuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen ziaree ba noppi dañuy dooraat xibaar yi ak pharmacie nationale d'approvisionnement mi jël dogal jël lii di ab sérum glucosé 5% ñu dakkal séddale bi jamono ji te mu tukkee ci ab fournisseur ñu naan Humanwell Pharma Mali SA ñu ne dafa am ay jafe-jafe ba tax ñu génne ko ci distribution bi loo yi jot a dem ci structure de santé yi ba noppi sax tamit dinañ ko fa jëlee mu di ay xibaar yu tukkee ci ab communiqué bu PNA di pharmacie nationale d'approvisionnement lu ñeel wàllu wér-gi-yaram ba léegi ak mbas meek fiñ ci toll ci réew mi ci bilan bu mujj bi ministère de la santé génn jàppale nam na fukki nit ak juróom-ñeent yu amee jàngoro bi ci lu toll ci juróom-ñaari téeméer ñeent fukk ak juróom-ñeent ci ay test yu ñu def fukk ak benn yi ay cas contact la juróom-ñetti cas communautaire am na benn nit bu ñàkk bakkanam ñett sonn ba nekk Sowétas fukk ak ñett ñu ne wér nañu ba ñibbi seen kër. ñi yeewoo fële ci île Saloum ñu ci bëri daanaka ba léegi dañuy am jafe-jafe bu ñu feebaree bëgg a faju ni mu waree li ko waral mooy ay jumtukaay dafa manqué lool yenn ci ay bâtiment dafa yàgg teg ci bu amee ku ñu war a yóbbu feneen ngir faj ko day nekk lu jafe ndax loolu ñuy duppee ay bateau ambulance dafa ñàkk reportage yenn ci ay île foofu Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey. mucc ayib nag dafa xaw a sooxe ci gox yi nga xam ni ñoom ñoo féete ci biir ndox mi maanaam ci île yi fii ci région bu Fatick ñàkk ay jumtuwaay wala sax ay bâtiment yoo xam ne dañu màgget léeg-léeg day tax ba ñoom ñii duñu mën a def seen liggéey ni ñu ko bëggee. case la woon après ñu érigé ko def ko poste jamonoy case ba tey bâtiment bi moo fi ne gis ngeen fissure yi gis ngeen ci yàqu la nekk nii bâtiment bu bees la ñuy laajaat beneen problème bi ñu am mooy maternité ba fële maternité ba ren nawet bi moom ci biir ndox mi lañ doon accoucher suñu malade yi technicien de surface bi du ma bàyyi ma fer ndax damay def sama accouchement moom mu di fobeere ak sama ASC Matom ñoom ñooy fobeere man may def accouchement suñu saal yi day inondé. état bi da koo xaw a négliger daal muy matériel muy ay médicaments muy ay personnel muy ay traitement rien dëgg ñun moom xaw nañoo xaw a jaaxle tuuti au niveau des îles du Saloum matériel médical ak structure digne actuellement on l'a pas. leneen loo xam ne nag jafe-jafe bu mag la ci personnel sanitaire bi nekkee ci île yooyu la moo di ni ñuy évacuer ñi nga xam ne ñoom ñoo feebar saa yu ñu amee ay cas yoo xam ne dafa métti. boo amee malade nga war koo référé balaa nga am gaal carburant ba ciy teg malade bi ba muy départ rek démb ki ñu référé malade pédiatrie la un bébé de 17 mois la ñu référé amuñu vedette non amuñu vedette pour évacuer fi mu toll nii am na malade bu may waaj a évacuer nii dugg nañ ci dëkk bi pour abbi gaal ak wër di dëkk bi tamit pour wuti carburant dinaa perte 2 heures de temps balaa ñoo réunir ga am gaal ak moteur ak carburant yi problème mu nooyi la am fi mu toll nii moom tamit. mais nag des fois le carburant c'est ce qui pose problème fu mu nekk nii boo amee évacuation surtout yenn heures yi bu carburant amul dëkk yi soreñ nañ fu mu nekk nii ñun surtout à Bassoul ñu ngi à égale distance entre Foundiougne Sokone ak Ndangaan
c'est difficile boo yóbbu maladie moom c'est très 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 difficile. association Ñoominka Sénégalu Tourbale ñoom nag nga xam ni jot nañoo defaraat yenn poste de santé yi tabax itam ay maternité ñoom ñooy sàkku ci kilifa yi ñu gëstuwaat bu baax a baax it yooyu la ñi nga xam ni itam ñoom ñoo fa dëkkee te nekk bitim réew Bintou Fall mi nga xam ni moom moo jiite association boobu mi ngi leen di woo ñu def ay jéego ngir génne askan wi ci jafe-jafe yi ñu nekkee. waa diaspora bi ñu jàppale waa Île du Saloum parce que waa Île du Saloum sonn nañ te soxla nañ ku leen jàppale parce que jàppale bi doyul. tey am na dëkk yu ñu dem gis nañ ko case de santé yi amuñu ay lal amuñu matelas garab amuñu ko alcool amuñu ko donc jafe-jafe yooyu tey mu ngi Île du Saloum may lancer appel di wax ne tey nañ jàppale waa Île du Saloum parce que président mënut a def lépp. buñ sukkandikoo itam ba léegi ci ñi nga xam ni ñoom ñooy personnel sanitaire bi nekkee ci île yooyu la nee ñu li ñuy manqué garab léeg-léeg xaw naa bëri itam. jërëjëf Aminata Goudiaby tey jile ci àllarba gi mooy bés bi ñu jagleel àdduna wërngal këpp xeex fitna ak métital yi ñuy teg soxna yi jëwriñ biñ ko dénk fii ci sunum réew ànd ceeg société civile ak ay parlementaire ñoom li ñuy dox di ko xeex jamono ji mooy fitna yooyule mu dakk fi jaarale ko ci li ñuy duppee 16 jours d'activisme démb lañ ko door lañ ca mbëbët rek mooy fexe ba loi bi criminaliser viol ñu gën koo dooleel ci réew mi. Ndeye Saly Diop Dieng lañ ciy déglu ministre de la femme ci micro Mouhamed Samb. campagne bi fukki fan ak juróom-benn la ngir xeex fitna gi ni teg jigéen ñi ak ndaw ñi loolu nag daf ñoo war a gën a ñaax ñu takku ngir lu ni mel gën a mën a dakk wante tamit xool fi ñu teg suñu tànk ak fi ñu dëgmal ngir lii mën fee jóge bépp xeetu fitna boo xamante ni dañ koy teg jigéen wala ndaw jeex ci àdduna bi loolu nag faw rek ñu daal di évaluer li ñu jot a def ku ne xam na ni président Macky Sall am na ab loi bu mu fi indi ñu voté ko ci assemblée nationale député yëpp ànd ci loolu ñetti ponk la amoon ngir rek lu ni mel jóge fii bokk na ci kon daal di aar wante tamit dalal xelu jigéen ñi ak ndaw ñi ci fi nga xamante ni fa la ñuy dund su ko defee dara ci gàllankoor bañ leen faa fekk wante tamit defkatu ñaawte fi seen xel bañ a xalaat di teg fitna jigéen loolu nag ñun ñi ngi ko tuddee na dakk mbaamu dal rek. ñeneen ci askan wi ñuñ ko dénk moom Ndeye Saly Diop Dieng mu di tout tànk yi nemmeeku gi mooy fële ca ñàgg ñu bëri ci xale ya kenn bindu leen ca état civil maanaam amuñu këyitu juddu loolu di ay kàddu yu tukkee ci présidente tribunal départemental bu Rufisque moom Aïssatou Faye Kanté yëkkati kàddu yooyu lee ci fukk ak juróom-ñeenteelu édition rentrée des clubs Eden dañ koy déglu ci micro Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb. état civil dafa am importance te tribunal d'instance bu Rufisque première liggéeyam en quelque sorte dinaa wax ne état civil la te ñu ngi jàpp di def ay audience foraine di def ay audience ay centaines de dossiers yu ñuy enrôler par semaine pour xale yi am këyit donc ñun ñii sax xam nañu ki nit ku juddu am këyit et ñu ngi ci béy suñu waar j'avoue que def nañ ay audience foraine yi pas mal d'enfants jox nañ leen këyit mais problème ñàgg beneen problème la parce que la plupart xale yu fi nekk juddoo ñu dans le département Guédiawaye la ñu jóge département de Guédiawaye wala département de Rufisque de Pikine et bu ñu ñëwee dañuy bëgg ñu judduwaat te loolu dafay xaw a doy waar te loi bi lu mu wax dafa leer nit ku nekk fu nga juddoo foofu nga nar a amee këyit mais ñun suñu wàll le droit à l'éducation dégg nañu xale yi le droit à l'enregistrement à l'état civil bu soobee yàlla dinañ ci taxaw pour xale yi am këyit parce que seen droit la. mu doon lancement club Eden di éducation et développement bi ñu jagleel xale yi ñu ngi leen ko doon wax ci bopp xibaar yi benn balcon ab immeuble ñaari étage nekk ca Médina moom moo fàq daanu ba faat benn xale tout tànk góor bu am ñaari at am na it yeneen ñaari waxambaane jigéen ak góor yu ci jëlee ay gaañu ñu jàpp ni fukk ak juróom benn ci ay njaboot ñoo dëkk ci immeuble bu yàgg boobulee yëf yaa ngi xewee guddik dimanche jàpp altine te moo ne ci weeru août bi la weesu la ñu wàññi woon yenn ci ay kër yi màgget ci Médina ba ñu war leen a daaneel wala sax ñu fexe ba nit ñi fa nekk génn ca lim bi tolloon na ci téeméer ak ñaar Maymouna Ndiaye ci reportage ak Amadou Ba. fii ci Médina rue 39 angle 30 boo taxawee ci bopp koñ bi seen fii balcon bi nga xam ni dafa daanu guddi ñaar fukki fan ak ñaar jàpp ñaar fukki fan ak ñett ci weeru novembre bi mu amee
am na benn tout tànk bu ci ñàkk bakkanam ñaari nit jëlee ci ay gaañu gaañu. xalaat nañ ko yenn saa bu ñu génnee sax chaque jour su ma demee yenn saa yi damay téléphoné ndax ngeen nekkee kër ga yéen si jàmm ñu ne ma waaw mais ñu ngi doon ut nag mais moyen bi moo amul woon booy ndogal bi ñëw. ndaw bi bokk na ci ñi nga xam ni dañ cee jëlee ay gaañu gaañu bokkoon na itam ci fukk ak juróom benn njaboot yi dëkkoon ci tabax bi. man ak xale bi ak yaayu xale bi ak yaayam bu ndaw tamit ñun ñëpp ñoo ngi toogoon fii nii ak sama maam bi waaye sama maam dafa demoon kër bu mag ba fële bàyyi ñu fii ñoo xale yi kese fekk mbalit mi nekk ci kaw chaque instant day wadd tuuti daal maa ngi foog ni dafa am ku nekk ci kaw di sànni mbalit ñaar yoon moo koy def moo ko sama maam ni ma xëy na dafa am kuy sànni mbalit ma ne ko noonu la demee mun ma waa ma ne d'accord troisième fois bi bu muy wadd nag fekk sama maam dem na ci laa wax yaay xale bi sànq ba léegi dafa am kuy sànni mbalit ci kaw mun ma xaaral ma jug taxaw xool ko kan la bu muy jug taxaw nii fekk man tamit maa ngi jug ci la dal bi ñëw dal bi bu muy ñëw fekk avancé naa tuuti ci booru xale bi nii benn xeer jóge ci kaw dóor ko boobu nag moo ko gaañ bu baax xeer boobu noonu bu ko njëkku doon noonu ci laa daw tëdd nii mel na kuy tëdd ci kawam ni xeer yi dal sama kaw. moo ne de bâtiment bi bokkoon na ci téeméer ak ñaari kër yoo xam ni dañoo jotoon dogal ni dañ leen di daaneel ndax seen màggetaay fii ci Médina. boo xoolee au mois d'août fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru août ci mois d'août ci année 2019 bi le sous-préfet envoyé na benn bataaxal commune de Médina ne nañ ko dimbali pour moom moo xam ñaata bâtiment moo nekk Médina yi nga xamante ne wóorul day waaj a daanu donc ba mu ñu ko joxee ñun tam suñu service yi maire imputé ñu dossier bi ñu ànd ak suñu service yi dem wër biir Médina yëpp ba ñu waree Médina gis nañ ni am na 102 bâtiments yoo xamante ne wóoratul dañuy waaj a daanu bañ ko jëlee ci ñaar fukki fan ak juróom benn ñu jël recensement boobu ngi defoon defar lettre bi delloo war ko sous-préfet ne ko te am na benn liggéey bi ñu santoon ñun waa Médina def nañ ko liggéey baa ngi nii ñu déposé ko foofu pour wan ne ko ni bâtiment yi kat ñu la wan ci ay kayit bindal la ko bâtiment bi adresse bi ak lépp bâtiment yi yëpp baaxatul bâtiment yi yëpp dafay waaj a daanu donc yaakaar naa ne moom suñu demandé liggéey ñu defal ko bâtiment yi nga xamante ne mooy waaj a daanu biir Médina ba yónnee ko buñ ko yónnee aussi yoon la aussi moom mu dox ci ay jéego. lu ko soriwul dara rue 37 angle 28 tabax bi bokk na ci kër yi nga xam ni dañoo jot kayit ne dañ koo war a daaneel commune ba ci seen wàll ñoom nee nañu loolu mënaguñu koo def xanaa kay ñu xaar dogal bu tukkee ci kër buur rawatina bu sous-préfet bu Dakar Plateau. Mouna Ndiaye sous-préfet moomu nga wax ci boppam sax bu Dakar Plateau ne dëggal na ni immeuble boobule dañ ko waroon a daaneel wala bokk kenn bañ fa dund moom Djibi Diallo di ci dolli ni bâtiment yu màgget yi bay waaj a daanu ñi ko war a daaneel nag mooy ñi ko moom ci boppam wala collectivité territoriale yi lu ci mel ni maire yi dañuy déglu Djibi Diallo ci micro may Mouna Ndiaye ak Amadou Ba. bu fekkente ne tey dañuy xool démarche bi di muy demee bu fekkente ne tey dem nañ ba set quartier ba fa mu ne. bâtiment bi nga xamante ne mu ngi ci biir quartier bi commune ba mu nekk bu fekkente ne dafa menacé ruine ñun dañu demander maire mu jël arrêté de péril bu jëlee arrêté de péril maintenant ak d'évacuation commission bi auxiliaire bi dafay ñëw seet saytu bâtiment bi ba xam ndax bâtiment bi kay mënatu cee dëkk bu fekkente ne loolu am na ñun suñu rôle mooy génn ñi fa nekk sécuriser bâtiment bi mais bu ñu sécuriser bâtiment bi nekkul ne ñun ñoo koy daaneel borom kër gi. borom bâtiment bi moom mooy ñëw jël def démarche yi ba pare jël xaalisam wala moyen am pour daaneel bâtiment bi démolir ko loolu mooy responsabilité am bu ko mënulee amul dooleem commune bi mun na ko ci jàppale dimbale ko ci loola mais tey commune yi tey amuñu tey budget bu leen mën a permettre ñu daaneel bâtiment yëpp amuñ ko c'est ça la vérité aussi. ñu wutali ji Ndar ay étudiants université Gaston Berger bu Saint-Louis ca boppam ñoom ñoo doon pamte ñenn ci ay liggéeykat yu CROUS di centre régional œuvre universitaire bu Saint-Louis liggéeykat yi mer bay futtu intersyndical bi amoon na ab ndaje sax ba jël dogal toog ñaari bés yoo xam ne duñu liggéey ngir ñaawlu fitna googu la ñu leen di teg dañ ciy déglu Ibrahima Sarr moom moo yore seen kàddu ci micro Ousseynou Diop ak Habib Seck. ñu xëy ñoom ñu dugg ci bureau yi
fekk les CV ak quelques bureaux di nangu seen ay caabi bureau di leen wax ni nañu génn donc ñun en tant que responsable syndicat ñu jóg woote gis ni mbir la mi nga xamante ni fi mu raam di jëm baaxul. def arrêt de travail pour 48 heures li ko waral du dara pour suñu sécurité parce que l'employeur moo am pour garantir sécurité travailleurs yi comme moo am garantie pour sécurité travailleurs yi dañuy def arrêt de travail taxaw jàkkaarloog moom demandé ko moom mu indi ci ay saafara ci nu mu gën a gaawee saafara yi nga xamante ni du doon saafara bi nga xamante ni dañ koy def tey ñu delluwaat dañu bëgg comme ni la ko waxee ci assemblée générale bi ñu régler problème bi définitivement. Un étudiant c'est un étudiant, un travailleur c'est un travailleur. Nous sommes là pour eux mais nous sommes pas là pour que ñu ñuy brutaliser. yeneen étudiant ci beneen université bi la yoon ay jafe-jafe la ñuy jànkuwanteel muy étudiant yu université El Hadj Ibrahima Niass bu Kaolack dem beeg dikk bi nekk na lu leen të foofule ba tax na directeur COUD bu bees dem na ba foofule xool ci yan anam la ñuy dundee moom Maguette Sène jël ngir door ñaari bus jébbal leen ko wàññi seen jafe-jafe yooyu le Maguette Sène dañ koy déglu ci micro Ibrahima Diamé ak Fally Gueye. Visiter université Sine Saloum mu nekk sunu première génn Dakar pour wane rek solo bi nga xam ne président da koy jox ci équité territoriale mooy toutes les localités se valent Dakar ak région yi benn lañu. donc tey ñu réserver sunu première visite à l'université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass ñu ñëw nag ñu wuñ ak ay loxoy nen ndax dañoo ñëw président jox ñu yóbbal jox ñu ñaari bus ak ambulance nañu bu ngeen demee yóbbul leen ko université Kaolack parce que xam na ne. Campus social bi nekk fii ci ay sites yu bari la nekk te dañoo soree seen diggante ku ne xam ne étudiants yi sonn nañu mu nañu bu ngeen demee yóbbul leen bus yi yóbbu leen ambulance bi donc muy voyage boo xam ne bii nag yemul Kaolack ndax Fatick lañ njëkkee Fatick ñu def benn convention ak transporteurs yi nekk foofu pour ñu yóbbu étudiants yi leen indi am na ñaari bus yu ñu loué foofu ci ay transporteurs pour que à tout moment ñu positionné ko ci université bi ku bëgg a ñibbi ñu yóbbu la ku bëgg a jàng suñu indi la waaye tamit ci biir convention bi permettre nañ bépp étudiant boo xam ne bi am nga carte foo bëgg a déplacé wu ci biir Kaolack bus yooyu réseau bus yooyu nga mën ko utiliser te doo fay dara donc je crois que Kaffrine moo des suba incha allah lañ fa bëgg a dem xool tamit foofu la lañ fa mën a yóbbu ak lañ fa mën a def donc muy voyage boo xam ne bi dañ ko def principalement pour indi yi ma tudd muy moyen de transport waaye tamit occasion la pour ñu xam yeneen difficultés yi nga xam ne étudiants yi ñoo ngi koy jànkonteel te ñu teg ci suñu bët ma ne loo xam ne lii da nga ci teg sa bët bokkul ak lu ñu la bindal ci rapport. transporteurs yi ak chauffeurs si ñoom li ñu bëgg mooy ñu xoolaat code de la route bi dox ci Sénégal jamono jile ndax dañoo jàpp ni lépp lu ñuy dund ci jafe-jafe ci code boobule la bàyyeekoo beneen ponkit bu leen yitteel loolu mooy permis catégorie B poids lourd maanaam camion yi ñu tàmbali ko joxe nit bu amee fukki at ak juróom-ñett ndax jàpp nañu ni ñaar fukki at ak juróom jàpp fanweer nekk na lu sori loolu ñu ngi daje woon fële ca Mbour waxtaan ci seen i jafe-jafe Pierre Mbakhane Gomis moom moo jiite transporteurs yi ca wàllu woowule ci micro Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. ab Sénégalais juddu am baay am ndey am fukki at ak juróom-ñett constitution bi loi may ko mu am carte juddu am carte d'identité mën na fal président te mënut a liggéey ci loolu mooy mënut a am permis bi mu bëgg balaa muy am poids lourd mu am 25 ans balaa mu transparent ko mu am 30 ans mais loolu c'est anticonstitutionnel bi ñu ne man membre laa ci commission technique fii nii àttee permis chauffeur yi bu njëkk chauffeur bu amee problème accident la def faatu accident la def nit am ci gaañu muy corporal homicide involontaire accident def muy dégâts matériels mais en tout cas permis bu ko gendarmerie indee après PV bu mu di ñun ñoo koy saytu fan koy saytoo tribunal la nga fa parce que am na fa nit mais ñu jëlee ko la ci loi bi de remittant bi yóbbu ko léegi tribunal ku ñu koy jox greffier bi ñaata permis réer ci tribunaux yi ñaata permis ñoo réer ci bureau greffier yi loolu c'est dañu ne nag dañ na ko xoolaat loi boo ko tegee foog dafa baax wala muy defar nga gis ne day yàq wala day sonle da nga koy dindi dafa leneen.
ñu delluwaat Ndar wax ci jafe-jafe yi mool yi di dund foofule bokk na yenn ci seen i gaal yu ñu tee ca Ndiago nekk fële ca Mauritanie ak licence yi ñuy jox bateau yi bàyyeekoo biti réew ba tax géej gi amatul dara ñenn ñi di jël gaalu looco yi sax di jéem a dem Espagne di ci ñàkk seen bakken ñoom nappkat yooyu le dañoo bëgg ay saafara ci ni mu gën a gaawee ci seen jafe-jafe yooyu le Ousseynou Diop Habib Seck. nappkat yi nekk ci diwaan Ndar Géej laataay seen point de presse bi ñoo amal ay kaamil jàng ko ngir daal di koy jagleel ñi nga xamante ne dañu faatu ci géej gi ñoom nag daal ñuy yi yàbbi ci lu jëm ci wàllu feebar bi nga xamante ne jamono jile ca caaro yi daal nay lëmbe ñu ne nag loolee état bi da ci war a gën a jóg ci ni mu gën a gaawee. tey feebar bi nga xam dafa am caaro yi ñu wax ne si géej gi la nekk état Sénégal nga la waaye jóg leen si ni mu gën a gaawee ngeen xool lan moo ko indi xool lu koy saafara ba mbir mi foofu mu tàmbalee mu yem fa ñu xeex ak moom ba mu seeyaat mu bañ a law si. ñoom nappkat yi leneen loo xamante ni yéen ci yàb bi jëm na ci wàllu gaal yu bari nga xamante ni ay doomu Ndar Géej ñoo ko moom ñu daal leen di téye ca Mauritanie ñuy nag boobu ba léegi kenn waxu ca te état bi war na ci jóg. ñun nga xam ne ñun ñoo nekk waa Ndar di ay moo loo xam ne napp rek la ñu gëm moom la ñu xam suñuy gaal yëpp ñu ngi territoire Mauritanie ñu jàpp muy suñuy gaal muy suñuy machine te boobu ba léegi gisuñu état mu taxaw jàppale ñu pour ñu mën a delloo si suñu ay matériels yi nga xam ni moo nekk si Ndiago gi ak si biir Samgale waa Mauritanie téye ko. leneen loo xamante ni wax nañ ca bokk na ci wàllu bateau yi nga xamante ni ci bitim réew la ñu jugee ñëw di napp ci Sénégal ñuy nag loolee bokk na ci li indi jafe-jafe réew mi ba tax moo di seen i bopp di dem ci tugal. sa njaboot dafay dem biir géej sa xelu daal tànk boo ne la papa maa ngi ñëw ndax lan ndax bateau yi dañu bëri si géej gi bëri boo xam ni mayatul la sax nga napp waaye dañ lay mbëkk guddi. Sénégal ñu ngi koy ñaan bu baax a baax nañu delluwaat suñuy place si géej gi. nappkat yi nekk ci mbooloo gaalu ngéej yi nag ñoo doon amal ndaje bu nu mel ñu ni ba ñu defee seen recensement bu mujj gaal yi nga xamante ni ñu ngay dem géej toll na ci junni téeméer ak fukk ak juróom-ñett tax sax ñuy ñaan nguur gi mu gën leen a fulaal ngir mën leen jàppale. ca Thiès bëri na ay village yu ñaawlu jafe-jafe yi ñuy dund ndax société yi nekk foofu te di ngàcc li nekk ci suuf mu di ay société extractive lu ci mel ni wàllum pollution yenn ci ay suuf yu ñu waroon a jël di ko béyee ñu koy jëfandikoo wala bu ñu jëfandikoo suuf si ba noppi ñoom société yooyu le duñ ko defaraat ca diwaan yu mel ni Diogo Daaru Xuddoos Mboro wala Taïba Ndiaye foofu dafa mel ni diggante askan wi ak société yooyu le fitna mi ngi fay tàmbali jóg kilifa ya fa nekk ak askan wi dajaloo nañu sax ngir jëm ci wut ay saafara reportage Cheikh Anta Diop say laatiya ñu leen di xër ay saxar dem ba daanaka seen suuf wàññeeku mënatuñoo bay kan yi nga xamante ne dañ koy gas kenn du ko suulaat moom mooy jafe-jafe yi nga xamante ne ñi dëkk ci peggi sociétés yi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu phosphate ak zircon ay carrière wër communes yi nga xamante ne moom mooy Diogo Mboro jàpp Daaru Xulóos ba Taïba Ndiaye askan wi nag di yuuxu wàllu. ku ci nekk interrogé nañ la laaj la liy sa xalaat ci gasu mine bi ci ay pàcc yu bari li mu am njeexital bi ci koom-koom bi njeexital ki ci wér-gu-yaramu nit ñi njeexital mi ci njàng mi njeexital mi ci def yi bi usine bi def jafe-jafe yi dem na ci wàllu wér-gu-yaram ndax gis nañ ni surtout fu mel ni ICS li ñuy wax pollution tooke bi muy sànni ci jaww ji poussière yi muy sànni ci jaww ji bruit yi ndax engins yu mag yi fi nekk beneen bi jafe-jafe ndox am na fi ñii dañ leen di jox ndox 5 heures du matin 5 heures et demi du matin ba 20 heures ñu tëj ko ñi ci des jël 20 heures ba 5 heures et demi nit ñi dañoo gën a ndóol ndax tool bay rek lañ yaakaaroon ñëw nañ jël suuf bi ñu doon bayee nangu ko te buñ dañ naan dañ lay dàmp waaye buñ lay dàmp lañ lay dàmp dafa tolloowul benn yoon ak la ngay ñàkk. loolee tax nag ñi nga xamante ne ay partenaires lañ rawatina waa Enda Jàppool dikkoon fii ci Daaru Xuddoos dajale woon sous-préfet société minière yi ICS GCO mbootaay góor ñi ak jigéen ñi ngir ñu fexe nag lali pexe ba ngaañeel dootul amati seen diggante. dundinu nit ñi war na ñoŋ mooy le social muy ci wàllu éducation muy wàllu social muy wàllu santé muy wàllu hydraulique yooyu yëpp war nañu taxaw ba li nga xam ne moo ci ittee askan yi ñu taxawee ko. xaatim nañu fa nag ab déggoo képp koo xamante ne kuréel nga nekk ci arrondissement bu Meewaan te nag seen dëkk yi société minière yi nag laal leen usines yooyu nangu nañu la lépp loo xamante ne dem na ci taxaw bu ñu leen war a taxaw daañu ko def. registre unique national muy document boobu la ñu sukkandiku ngir fexe ba wàññi ci jamono mbas mi ñi seen yoxo jotul seen ginnaaw ngir mën leen a jàppale li ñu nemmeeku ca Sédhiou mooy dafa bëri ay rëq-rëq ay ñu ko war a yellool te seen tur nekku ci wala ñoo xam ne ñaari yoon la ñu bind seen tur ak ñuy jot bourse sécurité familiale te yelloowuñu ko loolee lépp tax ba ñu amal benn ndaje foofule ngir gën a yaatal registre bi waaye it indi ay jooyanti Bakary Konte ak Khali Diame ñoo ñu teewal ci région bu Sédhiou.
bëri na loolu ay manquement ci registre unique national ba tax na ñi daal di amal benn rencontre boo xamante ne dañuy élaborer nouvelle base de données ñoo xamante ne ñoo war a bénéficier wu bourse de sécurité familiale fii ci diwaanu Sédhiou. RNU ak extension boo déggee mise à niveau nag mooy ñu xool ñi nga xam ne ñu ngi ci RNU bi ci waruñ cee nekk ñi nga xam ne nekk nañ ci ñaari yoon ñi nga xam ne ñu ngi ci mais dëkkatuñu fi. donc yooyu mooy mise à niveau ñooñu ñu war leen jëlee ci RNU bi remplacer leen par d'autres ménages yi nga xam ne yelloo nañ ko beneen mbir bi mooy extension mooy buñ corriger yooyu ba pare ñu yaatal RNU bi parce que état dafa bëgg a yaatal ñi nga xam ne jël na leen ci RNU bi dafa bëgg a yokk lim bi donc pour yokk lim bi il faut ñu defaat beneen ciblage donc processus boobu nag lañ doon discuter tey pour ku ne xam ne lii mooy sama rôle ci processus bi. 11592 ci ay ménages lañu ciblé fii ci diwaanu Pakao ñu daal di commencé processus mise en jour bi ak extension bi loolu nag door nañ ko fii ci diwaanu Sédhiou. tey jii si département de Sédhiou 11592 ménages la ñu war a am bu ñu paree liggéey bi yëpp donc liggéey boobu lañ doon partagé tey ak préfet département bi pour wax nit ñi naka lañ ko war a càmbare comme ni ko préfet waxee sànq liggéey bi dañoo war a def sorte que bu ñu si jugee. du amati kenn kuy ñëw ne kii war na see nekk wala kii waru see nekk kii bokk na si wala kii waru see bokk bu ko defee benn kër wala benn njël waru si nekk ñaari yoon njël boo xam ne aussi jàpp nañ ni ndoolul waru si nekk donc loolu moo tax a jug RNU bi pour bu ëllëgee bu amee projet parce que du bourse familiale bi rek mais bu amee projet boo xam ne tey ji dafa war a jàppale néew ñu doole ji ñu mën koo tànn si foofu si RNU bi. ay comité la ñuy installé loolu nag ci dëkk yëpp nekk fii ci région bi pour daal di obtenir benn fichier fiable maanaam fichier bu baax. jërëjëf Bakary Konté dañuy jublu ci li yëglekaay yi xëy tey ji li ñu ànd ceeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ministre yi doon janoo ak taskatu xabaar yi démb ci yor gi journal yu bari ñu xëyandoo li ñu ci gis moo di wax nañu ba ne gër géex waaye waxuñu fa dara la si ne kay jàpp ne ay ministre la ñu woon yu daje woon doon xumbal ak fuural journal Le Témoin nañu juróom-ñeenti ministre la ñu woon waaye li ñu wax démb yëpp amu ci dara lu yees rawatina ministre intérieur Antoine Félix Diome ndax bi journaliste yi bëggee am tàkk bu wér ci ñaata doomi Sénégal ñoo des ci mbëkk mi ci gaali loo cooy bi ñu ko ci laajee moom ministre intérieur la mu ca tontu daanaka kenn xamul lu mu doon ne dane état bi nekk fi di wàññi ay néew li gouvernement bi xëy woon démb ak journaliste yi le grand show la ko journal bi di Sud Quotidien tuddee ba noppi nag dikk ak ñun ci li ministre commerce Aminata Assome Diatta wax ci suukar si ba ci ni mu dalee ci kaw compagnie sucrière sénégalaise gi ŋàññi ak jébaane importation gi am ci suukar si li ñu ne réewum Espagne fas na yéene dellu si doomi Sénégal yi jëloon gaal gi ba dem Espagne Sud Quotidien nee nañu wax jooje Moïse Sarr weddi na ko démb ca ndajama ñàkkum ndox gi am ci dëkk bi jëwrin gi ñu dénk ndoxum réew mi di Serigne Mbaye Thiam journal bi nee nañu ba mu cay wax Abdoulaye Wade ak nguuram la ko jiiñ la Sénégal nañu yemu ca ne nangu na tëleegu état bu Sénégal tëlee ngir lijjanti jafe-jafe yi am ci ndox mi ministre intérieur di Antoine Diome journal bi nee nañu moom it bi ñu koy laaj ci li jëm ci élection locale yi ndax dina mën a am ci weeru mars 2021 am déet Antoine Félix Diome da doon wër wagaat ci wax ji mbas mi mbëkk mi xëyum ndaw ñi napp gi ak suukar si li ci ministre yu Macky Sall yi tontu journal Le Quotidien wàgg d'explication la ci gis enquête dina kay nañu état bi ay góomam la doon fàcc mbëkk mi ak jëyee ji mu jur ci réew mi enquête nee nañu gouvernement bi keccet na ca boppam ba set wecc kadduy nen ne Fatoumata Tall ministre de la jeunesse ci xët mu njëkk Vox Populi mu fay leeral ne ñi jël gaali looco yi mbëkk wutali bitim réew téeméer boo ci jël juróom-ñett fukk ak juróom-ñett yi ci secteur informel bi la ñu nekke Soleil national xamal ñu ne gouvernement bi leeral na bu nuppi dalal xel yi ci lu jëm ci immigration clandestine gi di mbëkk mi ci lu jëm ci emploi des jeunes di xëyum ndaw mi ñàkkum ndox mi am ci réew mi feebar bi feeñ ci mool yi ba ci campagne bi jëm ci njënd ak njaayam gerte gi li amoon démb ci diggante gouvernement bi ak journaliste yi journal bi di Soleil national xamal nañu ne li ñu ci jublu mooy défendre résultat yi jëm ci liggéeyu état bi ba noppit saxal waxtaan wu wér te dëggu seen digg ak média yi réew mi quotidien mi ne ko naa ñu loolee lépp nag dara lañ ci deful démb li ñu def daal moo di dajaloo dajeek journaliste yi di ragal Macky Sall ab deram Walf Quotidien ko boole ko kit wane seenug yaafus ak seenug cuune rawatina porte parole ba di ministre Omar Gueye moom wane ne na lim doon def yëpp dara la ci xamul ne bu weesoo foti français yu rëy yam doon def ca ndajam da caa boole woon di jël guy gii tey ci Dakar gi di jaxasay fa la xëy raja xëy dem journal Les Échos mi ñu xëy wax ne gouvernement bi da doon xaalamal boppam démb wax nañu it li ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr wax ci mbas mi ba ci li ministre commerce Aminata Assome Diatta wax ci li tax ñu may ñenn ñi ñuy dem bitim réew di fa jële ji suukar di ko dugal ci réew mi Aminata Assome
Diatta nee na loolu li ko waral moo di compagnie sucrière sénégalaise gi war a jox waa réew mi suukar moo munta matal li askan wi soxla ci suukar suur soit ni ñu njàngat lu wér li ñu mën a def ci conférence de presse bi juróom-ñeenti ministre yi xëy woon moo di leen rek a ca baaxoon moo di seenub sañse démb daal ñoom ñëpp a sañse woon lu rëy toilette ba jekk waaye bu weesoo loole amul dara lu am njëriñ lu ñu fa wax bu doonub concours de sañse ñu ne benn mannequin du ñemee taxaw ci seen kanam waaye journaliste yi woon ci seen kanam ñoom dégguñu fa dara lu am njëriñ xëy na xanaa bu weesoo ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr ak ministre agriculture Moussa Baldé ñoom daal ñoo fa xaw a wax ak néew lu ñu mën a dégg ku ñu gëj a dégg lool di Moustapha Cissé Lo journal L'Observateur xëy na di jéem a xam lu waral patt gi lan moo tax bi mu jugee ci giita ngaas gi woon diggam ak Yakham Mbaye ak Farba Ngom boobee ba léegi mu toog def patt gi jàpp njàmburam journal bi nee nañu bu weesoo sonn gu mu sonn ba tax mu jël dogalub dem dellu ci njabootam toogi fa li ko tax ne tekk ne patt moom Moustapha Cissé Lo ab sëriñam ca la waaye Macky Sall ak soxnaam Mariam Sall it génnuñu ci ndawi réew mi génne gu ñu seenum xel ci mbëkk mi ba léegi firnde li mi ngi ci xët mu njëkku Libération journal bi xibaar nañu ne démb rek am na gaale loo ca gu takkoon jóg bëggoon a mbëkk wutali bitim réew waaye ki leen bëggoon a yóbbu ak ñenn ci ñi waroon a dem ñoom ñëpp la ñu teg loxo ca Kaarang fa la ñu leen jàppee. mu ngoog fii la ñuy yem ci xibaaru digg bëccëg yi ci kanam tuuti di ngeen ànd ak Mamadou Ndiaye ak Mairie Bey bu dee noppi nañu Mamadou Ndiaye ñu ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay ziar soxna Naata di nuyu téléspectateurs yi wax nga ko ci kanam ñu ñëw yaatal li xew ci biir internet bi xanaa tey nag dañ am pàcc bu wàcc ci ñi ñuy def ba éviter fake news yeeg ak information yi nga xam ne wérul xam nga diñ ci jóg di ci gën a ñaax internautes yi ak téléspectateurs yi. incha allah ci kanam tuuti lay doon Mamadou Ndiaye ak Mairie Bey yeneen i xibaar 19h30 incha allah di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm.